benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi ak ponk yi ca gën a fës jëm ci wàllu mburu mi ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet bi ñu nekk ñii di defar mburu mi daanu banque seen yoxo du suñuy kàddu seen kuréel gi ñoom ñoo ko wax bokk na ca lañu bëgg ñu yokk njëg ak mburu gi ndax neenu farine bi ci boppam ak liggéey bi jafe-jafe yam leen di jural ni ngeen dégg ci biir xibaar yi Joseph Diap mi yore seen kaddu beneen ponk mbokk yi Njogop Njaay ma nga nekk ca diwaanu Bawol foofee nag lakk yu métti moo sonal askan wa kër day xëy di lakk ba jeex jur gaak dundu ga naka noonu askan wa ami njàqare nee ñu ñaanlu nañu def nañ lu nu mën waaye mbir mi taxul mu yam fi mbiram Petrotim Aliou Sall déglu nañ ko niki démb lépp fukki waxtu gannaaw ba mu génnee nag mu ne li mu yoroon ci xabaar jox na ko ñii di laajte kat ya lu ci mën a am moom Aliou Sall di ngeen ko déggatu suñuy xibaar ak Chérif Dia beneen ponk mbokk yi muy suñu gaynde yi niki démb defi jaloore quart de finale seen diggante ak benn bal ci dara Aliou Cissé mi leen di tàggat nee na nag mbir mi jaraguta naagu ndax la leen dese ci mbir itam jeexagul ku ci mel ni Cheikhou Kouyaté Pape Aliou Ndiaye ak Idrissa Gana Gueye mi dugal bi nekk itam am di match di ngeen leen dégg ci suñuy xabaar njàng ak njàngale tey ñu def taxaw seetlu ci loolu ñu naan secrétaire de jury liggéey bu am solo soxna yooyu ngeen di gis baccalauréat bu nu koy waajal ak mbir yi ñooy nekk ca gannaaw ba lépp jàppandi ñoom nag ñii di secrétaire de jury Aminata Mbari Sow moo ci tase koo xam ne madame Ndiaye lay wuyoo def na ci lu jege fukki at ganu xibaaru diggu bëccëg gi professeur Ousmane Ndiaye la tudd professeur ñu ngi dalal suñu plateau. maa ngi leen di sant. mu ngoog remercier jaajëf mu ngoog mu nekk nag chef service universitaire pédiatrie ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jiite itam hôpital Albert Royer ba nekk ca Fann di tàggatu tànk yi xam ngeen ne tey jii la ñu tàmbali juróom-ñaareelu congrès bu société sénégalaise de pédiatrie ñuy waxtaane jàngoro yi jàpp tout tànk ba indi ca faat bakkan bokk na ca nag jàngoro yi ci mel ne biir buy daw ak yeneen li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. ngoog rafetlu seen ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak mbiram Khalifa Sall Cour suprême tey ji nag dina taxaw ci recours bi ki fi nekkoon meeram Ndakaaru dugal bokk na ci rek nanu ko dàqee ca bopp moomeel bu Ndakaaru ak li ko wër loolee itam tey ji ci kanam tuuti njort nañ ne dinañ ci am lu gën a leer ndax Cheikh Diop moo fa toogal télévision Futurs Médias beneen ponk ci tënk ci xabaar yi di nag joxante lenge ca caisse de dépôt ak consignation ki ko fa nekkoon jamono ji ca tekki ndombal tànkam ndax coowal pétrole di Aliou Sall jébbal na lenge ya Cheikh Tidiane Ba mi jiite bërëb ba di wax rek ne lu jëm nag ca joxalante lenge boobu amoon ca caisse de dépôt ak consignation lañ fa gis rek mooy taskatu xabaar yi dañ leen tëjal bunti rap loolu tubaab naan huis clos maanaam dañu ko defee ca seen biir ñu des ba tey ak mbiram Khalifa Sall ak Aliou Sall ngeen baal ma ak Petrotim bi moom nag démb déglu nañ ko lu ëpp fukki waxtu ba mu génne itam la mu wax taskatu xibaar yi mooy lépp lu mu amoon ci xabaar jébbal na ko ña ko doon laaj ñu teewlu kàddu yi ki ko taataan di Chérif Dia ànd ci ak Thierno Laurent Mendy. Exprès d'arriver à 9h30 alors que j'étais convoqué à 10h. maa ko tey ñëw fi 9h30 te moom dañu ma convoqué woon 10h lii rek ngir moytu samay militant ñu teel fi ñëw sonn di xaar 20h jot na wante nag li ma jàpp ne daal mooy ànd na ak féex ginnaaw rek ba nga xamante ne li ma xam wax naa ko enquêteurs yi yéen journalistes yi di xaar scoop nag scoop moom amatu fi ndax scoop bi jox naa ko policiers yi. Et je suis désolé pour mes confrères de la presse
tous les scoops que j'avais, je les ai donnés à la police, donc il n'y a plus de scoop. aywa ñu wax ci beneen ponk ñu junjoon leen ko ci njëlbéenu xibaar yi mooy mburu mi ak defarkat yi ñu gën a xam ci boulanger ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet bi ñu nekk nee ñu daanu banque seeni yoxo maanaam daal duñu liggéey mburu loolu nag ñi ngi ko yëkkatee ca banlieue bu Ndakaaru la ñu bëgg rek ñu yokk njëg ak mburu mi ndax farine bi la mu daan jar jaratu ko bokk na ca la ñuy wax nee ñu mburu bi di jar maanaam mis bi jar fanweer dañ ko bëgg a yóbbu ci fanweer ak juróom benn ci noonu dañuy teewlu Joseph Diap moo yore kaddu seenu kuréel kaddu yi ko taataan di ki teewal télévision Futur Média ca banlieue bu Ndakaaru turam di Salif Sow. boulanger yi dañu jël décision ne dañuy taxaw 48 heures sur tout l'étendue du territoire Sénégal mburu du fi am lii la ñu jël décision muy décision boo xam ne boulanger yëpp muy fédération nationale des boulangers ak RBS ñoo jël décision boobu le 20 et le 21 juillet su fekkee ne dara amul dinañ taxaw tey duñ ci ànd ëllëg dama ne un état sérieux je dis bien un état sérieux mënoon liggéeyloo ay kilifa ay responsables ñoo xam ne ils font plus de 600 milliards de chiffre d'affaires par an ñu liggéey bu rafet jébbal la ko ak ñi ko war a ànd yépp ñu ñëw teg la nga jël liggéey boobu ne da nga koy sànni ci mbalit mi ci poubelle bi dama ne loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ma ne liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokk def nañ ko jébbal président de la république ne ko lii la ñu gis li ñu gis mooy réglementation bi baax na def nañ un projet de décret nañ ko yóbbu jox ko président de la république mu signé ko beneen bi njëgu farine bi amul problème nañ ko ne njëgu mburu mi li ñu gis tey mooy gramme farine li mu war a jar mooy 0,95 lii la ñu soxlawuñu leneen. aywa ñu dem ci diwaanu Saloum wax ci mbay mi ak jiw bi dañoo gis ne ren ji des ko yeex a jot ñoom baykat ya ba noppi itam yeex gaa jot dañ caa teg leneen mooy dafa doyut ba tax nañu di dénk liggéey bi doxantu nañ fa xool fu mbir mi toll Ibrahima Diame dañuy fekk Saloum jàpp Ndoukoumane. Mission commission nationale du suivi de la campagne agricole ñëwoon Saloum ngir nemmeeku si ana fuñ toll ci wàllu mise en place beek distribution ji yeeg matériel agricole beek engrais bi Aliou Dia bu force paysanne ak ñi mu àndal rafetlu yëf yi ni muy doxee donte nag ñoom dégg nañ tawatu paysan yi. commission yi gis nañ ne ay ndaw yu sawar ci liñ leen dénk ñoo koy doxal ànd ko ak DRDR yi ak SDDR yi ñu leen di féliciter nag bu baax waaye bi ñu ñëwee ci terrain bi gis nañ ne. niñ doon indi jiw wi ren jiw wi foo jaar wax nañ ne baax na lool wax nañu itam ne teel naa ñëw waaye doyut ñàkk doy googu ñu wax nag wax nañu dëgg ndax ku daan dem di joxe 120 000 tonnes ren ñu ne 75 000 tonnes ak at yi moom la gouvernement bi di joxe da ngay jàpp ne kon am na lu des. tardement bi gën a rëy nag ci wàllu mise en place bi ci engrais bi lañ ko nemmeeku ci kawoon ay béykat xamal ñu ne sax ku nekk ci moom benn saaku engrais bu 50 kilogrammes képp nga ci jot a am Aliou Dia di ñaawlu nag ñàkk farlu bi mu gis ci yenn opérateurs yi. opérateurs yi nga xam ne nag joxoon nañ leen te indiwuñu liñ seetlu 15-10-10 boobu mooy engrais dugub bi danañ dem ci semaine bii kuñ ko ci joxoon te indiwuloo ko ci fan yu néew danañ la remplacer ak ku koy indi. te buñ ci demee nag ba ëllëgit ñu seet opérateurs yi nga xam ne dañ doon tardel réew mi ci lu mel noonu ñu teg leen fële ndax ñooñu tële nañ seet ñoo xam ne dañ ko teel a yóbbu. mission bi nag dem na ci kawoon dajeek commission de distribution bi dem Xelkom Biram dem ba ci Nioro fépp fu mu dem nag béykat yi ñaawlu nañu lii di yokku njëgu engrais bi ak jiw ji. Ibrahima Diame ñu jógee Saloum dem Djilor Saloum fekki fay soxna jafe-jafe yenuy dund la ñuy waxtaanee ne ñu dëkk ba la fa yeewoo manta ñaar fukki junni ci ay doomu aadama moo ne day amunub ambulance ba noppi itam ndox ma demewu ko noonu ñu ànd ci ak Aminata Goudiaby bi jigéen ñi ko ëmb ñi ngi jógee ci ñeent fukki village ak ñeent yi nekkee ci biir commune bu Djilor Saloum ñoom ñi nag ñoom ñoo bokk daanaka ay mbëbët problème bu njëkk bi ñu jàpp ne moom la ñu war a régler foofee ca Djilor Saloum bokk na ci ñàkkum ambulance nee ñu nag benn bi nga xam ne moom la commune bi amoon dafa paan boobaak léegi ëpp na at 44 villages yoo xam ne ñetti poste de santé lañ fi am benn kese moo ci tane personnel bi doyul depuis bañ sosee hôpital bi amuñu benn ambulance mosuñ ko am ci nguur gi yow matt dalay jàpp ñu teg la ci charrette mu indi la jafe-jafe sa doom feebar ñu teg ko ci charrette xam nga loolu lu ko gën a tar amul.
nee ñu itam ngir ñu am ndox ñoom jigéenu Djilor yi dañuy sonn loolu te itam ñi ngi sàkku ci autorité yi ñu gën a yokk niveau d'électrification bi foofee ca Djilor. ñu ngi am ñetti forage ñaari forage yi dañoo paan depuis ñaar fukki at yoo xam ne doxuñu benn forage rek moo ciy fonctionné te boobu sax dafa tane ndox mi neexut guddeeg bëccëg jigéen ñaa ngi ci teen yi di buuxante ci goxu Djilor bi ñeent fukki dëkk ak ñeent juróomi dëkk kese ñoo ci am courant ñun jigéen ñi dañuy transformer muy yàqu. ci Djilor Saloum nag boo fa demee jigéen ñi ñu ci ëpp dañuy yëngu ci wàllu mbay wala sax ci wàllu sàmm waaye nag seen suuf su bëri fii mu ne nii ñàkk nañ ko ndax xorom si nga xam ni moom mooy avancé saa su nekk. mbéyu ceeb bi tan bi moo yàq àll bi dañ doon wàcce ay toni ton waaye ton yooyu yëpp mënatuñ ko am. ñoom ñi nag seen doléance yi ñu ngi koy def gannaaw ba ñu leen amalee lëlu ñaari fan boo xam ni dañ ci doon xoolaat politique yi nga xam ni moom la nguur gi tëral ngir jàppale jigéen ñi ñi leen ko doon defal nag ñoo di waa association pour la promotion de la femme di APROFES bi nekkee ci Djilor. Aminata Goudiaby ñu sant la gërëm la des ci biir réew mi dem ca gox bu ñu naan Jogob Njaay dañ leen ko waxee woon ci bopp xabaar yi foofee nag ay lakk moo leen sonal bu dul kër ga di jiwu wa maanaam dund wala sax lu jëm nag ci leneen lu nu soxla lu ci mel ni jur gi ñoom askan we na jàqare la ñu àndal ñaanlu nañu def nañu seen kem kattan lakk ga mitti na am na sax benn tout tànk bu ca ñàkk bakkanam ñu dem ca Bawal fekki fa Babacar Diouf mu ànd ak Ndongo Njaay. néeg yi lakk benn par benn li ca nekkoon lépp di lakkaale Njagob Njaay di dëkk boo xam ne ni mu ngi nekk ci commune Ndank Seen askan wa jàqal la ñu def. fii presque 2 ans mais bii ci gën a yéeme mooy fii weeru koor bi ba léegi ñu ngi gis benn lakk benn tàkk bu nga xam si dafay am tàkk-tàkk bi nag ñun xamuñu lan moo koy indi. dégâts yi bari na ci dëkk bi nga xamante ni mu ngi nekk ci département bu Diourbel benn bébé sax ñàkkoon na ci ba. depuis loolu gis nañ fi lu mat juróom-ñetti kër yoo xam ne si kër affaire bi daf leen di affecté lu mat fanweeri néeg ak ñett loo xam ne si lakk na ba jeex lu mat aussi ay néeg yi nga xam ne si néeg yu tabax la fukk ak ñett yoo xam si lakk na fi li nga xam ne si moom moo koy causé aussi kenn xamu ko. li koy lakk nag kenn xamagu ko ba tax ñoom fu nekk ñu ngi fay dugal seen loxo di woo maa mën wante ba léegi dara. organisé wu nañ de sorte que indi nañ fi ay ñaankat képp ku xam rek dem nañ fa bu ñu fa demee aussi toujours affaire bi day pressé léegi bi ñuy wax ak yéen nii rek y a de cela 1 heure de temps am na benn néeg bu nga xam si dafa lakk complètement. ci Njagob Njaay borom kër bu ne su xëyee lenn rek lay def toog ci buntu kër gi di xaar mu tàkk mu fay. koo gis rek mi ngi toog ci biir buntu këram yor si wo ndox à chaque fois rek mën na déclaré wu donc noonu la ñuy def kenn ku nekk yaa ngi toog di veiller boo gisee lu saxar wala boo gisee kii nit ñi mobilisé wu déplacé kii à part ça amul lenn bay tey sapeurs-pompiers sax jagawu. li waa Njagob di laaj du leen lu dut ndimbalu nguur gi ndax li nga xam ne mooy jafe-jafe bi ñuy dund te mu yàgg ñu am ci saafara. Babacar jërëjëf ñu dellu si ci Ndakaaru wax ci leneen muy wérgu yaramu tuut tànk ak seen yaay loolu nag di loo xam ne dafa soxal askan wi rawatina yëngatu ci wàllum wérgu yaram ñu defub gëstu laata ñuy amal lël bi gëstu yi la mu wane mooy jafe-jafe am na mu aju ci wàllum garab yeeg nanu koy amee terewul ñu ngi defi jéego Aïssatou Gueye Ba moo teewaloon télévision Futurs Médias ca lël ba ànd ak Jafara. wérgu yaram jigéen ñi ak xale yi soxal lool ñi di liggéey ci wàllum paj mi maire yi waaye itam li di programme d'appui au développement économique et social du Sénégal ñoom ñee def ab jàngat bu jëm ci wàllu woowee ñu tàmm si li di Ndakaaru Kaolack ak Sédhiou ngir tàmmali seenub liggéey. danañ fas yéene ubbi ay yoon yu bees yoo xam ni moom mooy tax ñu yokk ni ñuy faje nit yi ñu yokk tamit ni ñuy liggéeyee ci wérgu yaramu jigéen ñi. kon dafay feeñ ne que tey jii ñi ngi ci yoon boo xam ni mooy yoon bi nga xam ne moom la président tracé. ay zone d'intervention yu ñuy ciblé ngir yombal li di services sociaux de base yi mu nekk nag luy dolli li di emploi ci dëkk mi. ñoom ñu aider ñu à améliorer la prise en charge defal renforcement de capacité service technique yooyu nga xam service yi nekk foofu noonu personnel de santé bi mais personnel communautaire bi tamit jéem gën a ñoŋal seen liggéey. mais accompagner ñu tamit pour ñu développer ay modules de sensibilisation information pour que prise en charge jigéen ñi seen côté santé ak ndaw ñi nekk une prise en charge de meilleure qualité. kii di docteur Kales di xamle rek ne am na yokkute bu baax ci wàllum ñi ñuy yore nit ñi ci l'hôpital yi
distribution de médicaments waaye itam li di personnel doon lu jar a xoolaat ngir jëmal projet boobu lee kanam. Le problème des médicaments c'est un grand problème. Je pense que li ñu jot a seetlu nag ci projet bi ñu jot a def nii bëri na problème de distribution moo nekk lu ñu njëkk seetlu ministère de la santé sax moom am na ay jéego yu mu jot a def ngir rek ut saafara ci problème de distribution wu garab yooyu la ñuy soxla personnel bi tamit boo xoolee soxla nañ ko bu baax ci dëkk ci wàllum paj mi. wérgu yaram jigéen ñi ak ndaw ñi doon lu soxal loolu gouvernement bu Sénégal loolee tam ñi wéy rek ngir andi ay saafara ci wàllum paj mi liñ ci jublu rek mooy wàññi lii di faatu nouveau-né yi le Aïssatou Gueye Ba ñu sant la gërëm la deseen yàq wérgu yaram dalala suñu gan muy professeur Ousmane Ndiaye ñu dëgmal nag wala sax ñu fas yéene door fii ak waxtu yu néew société sénégalaise de pédiatrie bokk na ci la ñu fas yéene waxtaanee léegi professeur mooy affection digestive wala maladie digestive ci tout tànk tey boo ko doon tënk ci ki lay seetaan te xamut lan mooy maladie digestive. waaw bala ma wax ci maladie digestive maa ngi leen di remercier et puis di remercier au nom de la société sénégalaise de pédiatrie boo xam ni thème congrès mu ren bi mooy maladie digestive comme ni nga ko waxee léegi maladie digestive mooy feebar boo xam ni day jàpp butit yi maanaam day jàpp butit yi mun na nekk loo xam ni dafa am doomu jàngoro buy gaañ butit bi wala loo xam ni ci fonctionnement butit yi la nekk donc loolu ci li gën a sonal xale yi la jàgg nañu dégg mbirum biir buy daw loolu ci maladie digestive la bokk te xam nañu ci liy gën a yóbbu bakkanu xale yi la bokk. Très bien professeur tey Sénégal bu ñuy wax maladie digestive mooy jàpp butit yan lañ ci gën a nemmeeku Sénégal fii yan ñoo fi gën a sonal gune yi. waaw Sénégal ñëpp a ko xam mooy jaare bi biir buy daw te léegi biir buy daw xam nañu dafa am benn doomu jàngoro bu koy joxe mooy rotavirus mais en dehors de ça am na aussi yeneen cause comme ay problème hygiène yeeg yooyu le fait que bañ a set bañ a lekk lu set wala di utiliser ndox bu setul wala xale bu ndaw nga koy jox lekk boo xam ni waru ko lekk yooyu yëpp ci ay cause la. D'accord voilà. D'accord professeur damay dégg léeg-léeg ñu sax ñu naan diarrhée aiguë mu mel ni kon jafe-jafe yi mën a indi bari na ndax yaa ngi naan biir buy daw bokk na ci jàngoro yooyu di jàpp butit te bu fekkee ni dañoo tënku ci gëstu yi gune yi nga xam ne seeni at dafa toll ci juróom wala mu yées ko maanaam ñoo ñaan moins de 5 ans mooy ñetteelu ndeete fii ci Sénégal. waaw loolu ko xam nañ ko ci statistique yëpp dans le monde comme au niveau surtout si suñu pays yi nga xam ni dañoo am ay moyens yoo xam ni matul xam nañu mbirum jaare bi mooy biir buy daw bi mooy 3e cause décès mooy li gën ñetteelu cause bi yóbbu bakkanu xale yi la après feebaru xale yi door di juddu ak feebaru saqat yi te je pense que mënuñu régler problème xale yi te toppatoo ñu mbir yooyu ñetti mbir yooyu moo tax ñun chaque fois suñu def congrès dañuy jël benn problème boo xam ni problème de santé publique ci problème yooyu problème digestif ci la bokk. D'accord à part biir buy daw boobu na xam na beneen itam bu sonal gune yi fii ci réew mi. waaw à part biir bu nag waxoon naa ko léegi mooy problème mu saqat yi ñu gën ci taxawaat waaw ñu gën ci taxawaat parce que daaw même suñu congrès wu daaw mbirum feebaru saqat yooyu la ñuy wax mooy infection respiratoire aiguë parce que xam nañu mooy 2e cause u décès wu xale yi mais li gën a rey xale yi mooy feebaru xale bi door di juddu mooy affection néonatale yi nga xam nañu dañuy am ay feebar ay doomu jàngoro yu leen di infecté comme infection yi wala ñu juddu respirer wuñu wala ñu am yenn problème mu prématuré juddu te matuñu loolu daf leen di rey te xam nañu jéego yi ñuy def yëpp ci wàññi ñàkk bakkanu xale yi loolu ko gën a tardeel parce que xam nañu dafa xaw a metti te dafa xaw a complexe day laal yaay ji laal xale bi laal environnement bi xale bi di juddoo ak fi ñu koy toppatoo. sànq yaa ngi junj ci sa biir wax prévention bi ndax mën nañoo gën a taxawaat ci prévention bi naka la ñuy def. waaw suñu jëlee maladie digestive yi je pense que fi mu ne nii prévention moo ñu gën a moom lañu war a gën a fay daal parce que xam nañu am na ay jumtuwaay yoo xam ni yomb na am loolu yomb na dérouler yi nga xam ne danañu permettre ñu xaw ko éviter maa ngi commencé ci xale bu muy juddu xam nga le fait que rek ñu commencé nampal xale bi mettre ko au sein précocement di ko nampal ba 6 mois loolu ci stratégie yi gën a aar biir buy daw la koo xam nañ ko parce que weenu yaay dafay indi ay anticorps yoo xam ne daf koy protéger te weenu yaay dañu naan meew boo xam ne c'est prêt à l'emploi amul manipulation soo jëlee lait artificiel meew yi ñuy jaay ci bitig yi
toujours day am manipulation day indi ay joomu jàngoro kooku ci mooy première mesure boo xam ni moom moo gën a teel boo xam ne mën nañ ko jël. deuxième mesure bi mooy suñuy diversifier suñuy def li ñu naan sevrage. di dugal yeneen aliments. lekk yooyu ci xale war nañ ko commencer qu'à partir de 6 mois te dafa am nu ñu koy doxalee. su fekkee defal nuñ ko comme ni ñu ko war a defee xale mun naa am ay jaare moo tax ñuy insisté yëpp ci bonne pratique wu sevrage. D'accord. beneen bi aussi mooy hygiène. Dans une famille pour xaw a muccal xale yi ci feebaru jaare yi il faut nga koy jox lekk bu set di veiller ci hygiène am te hygiène am day dépendre ci hygiène u famille bi parce que sooy jox xale te yow raxasoo say loxo ak yooyu amoo une hygiène corporelle parfois da nga koy jox ay doomu jàngoro wala muy lekk aussi lekk boo xam ne dafa set beneen bi également ci aar bi toujours xam nañu comme ni ma ko waxee woon léegi que jaare aigu benn doomu jàngoro moo koy joxe bu ñu naan rotavirus. te tey gis nañu jéego yi ñu ci def ci suñu programme élargi de vaccination ba nga xam ni autorités yi disponibiliser nañu benn vaccin bu ñu naan vaccin contre le rotavirus. boo xam ni mooy aar ci jaare yooyu. mais liñ ci séntu mooy que ñu defal ko xale yépp pour mën leen aar mooy couverture vaccinale bi. su disponible su fekkee am nañ ko te amuñu benn couverture vaccinale boo xam ni dafa large du ñu am effet bi ñu soxla. donc aar bi moom defe naa. def nañ ci jéego yu bëri te am na ay jumtuwaay yoo xam ne disponible la mais il faut que ñu mettre ko en œuvre. D'accord. Professeur beneen ponk itam bu weesoo prévention bi muy prise en charge bi lu am solo la. waaw prise en charge bi c'est important prévention bi c'est la première des choses c'est fagaru moo gën faju mais su fekkee xale bi dem na ba am jaare li muy risqué mooy mu am déshydratation. surtout te loolu dafay yóbbu bakkanam. ou bien mu am dénutrition day dem ba nga xam ne dafay yàmp parce que jaare bi su traîner xale bi day dem ba nga xam day dénutrir xam nañu yàmp ci liy gën a rey xale yi la bokk léegi am na ay jumtuwaay yoo xam ni dañ koy diglaate niveau communautaire ba ci niveau de référence c'est-à-dire yaay joo xam ne dafa am doomam boo xam dafa am jaare waru arrêté di ko nàmpal dafa war a continuer di ko nàmpal parce que loolu apport additionnel wu ndox la boole ci souvent am na ay solutés yu ñu leen di jox ñu naan soluté de réhydratation par voie orale léegi kooku ci niveau famille le niveau communautaire maintenant niveau communautaire kooku mooy éviter que xale bi gaaw a am déshydratation boo xam ne dafa sévère mais su fekkee yaay ji gis na ni loolu muy def xale baa ngi commencé di lappax di loof mais dafa war di lompoñ comme ni nga ko waxee dafa war a dem ci structure de santé bi ko war a gën a jege parce que foofu dina fekk ñoo xam ni c'est du personnel qualifié boo xam ni dañuy évaluer xool est-ce que xale bi war nañu continuer li ñu doon def réhydratation par voie orale parce que OMS ak UNICEF jox nañu ay jumtuwaay ci boor boobu ay sel de réhydratation ak zinc su fekkee ñoom évaluer nañu que ñoom mënuñu yem ci loolu ñoom tamit mën nañu seet beneen structure de santé mën nañu dem ba nga xam ni sax dañ leen di yónnee soit Abbas na wala Albert Royer ñu defal leen ay piqûres ay perfusion loolu naan réhydratation par voie veineuse. D'accord mais professeur doguma la mais prise en charge bi bu ñu duggee ci gox yu fasantikoo yi c'est vrai que yaa ngi naan jumtukaay peut-être am na ñoo xamante ne si li ngay wax nii àggul ci ñoom sax itam jotul ñu gën a defaraat toogaay bi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale ñi ci wàllu wér-gu-yaram ba prise en charge bi di mën a gaaw ndax léeg-léeg du sax doon fóotu wayjur bi mais fañ koy fajee foofee lay amee ay yeex-yeex. waaw xam nga li nga wax dafa important parce que en réalité ñi gën a faatu mooy ñu nekk ci zone rurale yi. effectivement parce que amuñu accès ci structure de santé wala accès wuñ ci loolu ñooñu non seulement dañu war a am accès ci sensibilisation beeg yooyu mais aussi il faut que ñu am ay possibilités yoo xam ne daf leen di permettre ñu atteindre structure de santé mais je pense que soo xoolee suñu politique de santé bi am na une politique de santé communautaire boo xam ne dañuy former ñoo xam ne ñi naan ne les agents de santé communautaire wala des relais communautaires ñoo xam ne dañu leen di capacité ba nga xam ni dañuy xam lépp nu ñuy traiter réhydratation yooyu dañuy xam seen limite xam ni suñu eggee ba fii war nañ ko yóbbu ci structure de santé accompagner ko je pense que loolu approche bu holistique la boo xam ni ministère de la santé doxal na ko fii te ñu ngi koy dawal voilà. D'accord professeur tey fii ak ay waxtu yu néew rek maanaam fii ak ñetti waxtu di ngeen tàmbali loolu mooy seen ndaje mu am solo boobu mooy bi juróom-ñaareelu yoon ngeen jàpp ko ëllëg muy 12 ak ginnaaw ëllëg di 13 fukki fan ak ñett waxtaan yi wax nga ko
affection digestive la mais itam di ngeen ci waxtaan du jëm ci wàllum ñàkku ak yu ni mel kon mu mel ni tamit ñetti fan yi thème yi dina bari loolu jëmale gone yi. waaw dina bëri loolu donc suñu congrès bi tey lay commencé parce que ñu ngi commencé ay atelier yoo xam ni dañuy former ay sages-femmes ak ay infirmières ci yenn kii prise en charge yi comme ay réanimation ni ñuy toppatoo xale buy door di juddu diabète ak ay problèmes digestifs yi mais am nañu thème bu principal bi mooy affection digestive yi mais dañu am ay sous-thèmes ci sous-thèmes yooyu aussi ay thèmes yoo xam ni santé publique lay touché mooy néonatologie vaccination voilà ak nutrition yi xam nga yooyu important la moo tax chaque année dañ koy dugalaat parce que duñ ci doy ne mukk te chaque année dafa am ay connaissances yu bees moo tax dañ koy dellu si toujours. très bien professeur ñu sant la gërëm la. maa ngi sant. bàyyi la nga dem waajal congrès bu am solo boobu. merci jaajëf encore. mu ngoog jaajëf ñu ngi leen di remercier. mu ngoog professeur Ousmane Ndiaye lay wuyoo may fàttali ne moo doonoon ganu xibaar yi fii ak waxtu yu néew maanaam ñetti waxtu juróom-ñaareelu congrès société sénégalaise de pédiatrie dinañ ko door fas yéene waxtaanee jàngoro yi laal. butit bokk na ca loolu ñu naan biir buy daw te mën a faagaagal tout tànk ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg gi nañ leen ko waxoon ci bopp xabaar yi lu jëm nag ci baccalauréat ku ne da nga caa am wàll bokk na ci ñooñu ñu naan secrétaire de jury góor lañu ak jigéen takk seen digg ne ca équipe di def liggéey bu am solo am na tambaaxe sow te sa ci yàq ku ñu naan madame Ndiaye lu jege fukki at mu ne ci lam ca dund bari na saa yuñ ko laajee xelam dem ci lum daj loo xam ne dina tax muy feex saa su ne ñu ànd ak Aminata Mbaare Sow. liñ leen di gis bëriwul monte seen liggéey ci baccalauréat lu am solo la ñooñee la ñuy woowee secrétaire de jury. boo jëlee secrétaire yi ñoom ñooy organiser baccalauréat pratiquement parce que avant bac ñoom ñooy def lépp li pour que bac bi mën a jaar yoon. ñoom ñooy organiser tamit toute la surveillance parce que ñoom ñooy convoquer surveillant yi yëpp organiser salle yi ak ku nekk nga xam fan nga nar a surveiller ñoo tamit copie yi tamit ñoom ñoo koy régler yëpp xam salle bu nekk ñaata copie moo fa war a dem te numéro yi tamit fexe nañu ba numéro yi yëpp nekk ci ordre ci salle yi. madame Ndiaye kenn la ci ñoom mat na léegi juróom-ñeenti at mu ngi liggéey ci wàllu woowule secrétaire de jury. lu mu miin la. moom kay 15 jours yi ngay def 10 jours bac yi moom balaa muy jot da ngay def li ngay def yëpp nga xam ne yow lii rek la boo xëyee 7 heures fii ngay nekk ba 20 heures. boo xoolee ni copie bi kat bu doon sama doom la nii ak nii laay def kon da ngay def sa liggéey bu baax da ngay vérifier contrôler def lu baax pour mu bañ a am erreur daal. li ko tàmbalee dépôt candidature yi ca office du baccalauréat ba affiché résultat définitif yi lépp ci seeni loxo lay jaar. xale yi depuis inscription yi sax. kii extrait de naissance yeeg dem office du bac dellu si waat ñu kii ba affaire yi jàll dem kii yëpp daal bu demee nag ba pare nag léegi préparation matériel bi ma def ko dem jëli samay convocation élèves tamit. secrétaire de jury liggéey bu passionnant bëri ay souvenirs yu mu retenir bëri ay moments yu ko marqué. mais daal li ñu ci njëkkoon marqué mooy année ba ñu waxoon ni dafa amoon ay fuite ci groupe WhatsApp boobu noonu yónni woon ay policiers en civil ñëwoon fii ñëw génn élèves ak yooyu loolu yàgg na de bien avant kii 4-5 ans la woon mais tamit am na si tamit kii ngay toog sa élève ñëw jàll ak mention bu ñëwee même bu ñuy jëli résultats yi sax ak yooyu noonu moom koy toujours des xale yi daal suñu ay doom lañu. bu weesoo président de jury ak professeur yi nga xam ni ñooy corriger copie xale yi lee ñii di ay secrétaire de jury ñu ngi bay seen waar ngir examen baccalauréat bu jaar yoon. tàggatam benn ponk la muy Coupe d'Afrique des Nations xam ngeen ne sunu gaynde yi qualifié nañ demi-finale gannaaw ba nu dooree seen naataango yu Bénin démb la woon ca Caire benn bal ci dara Aliou Cissé nag janoon na ak taskatu xibaar yi li mu wax rek mooy fi mu ne nii mënee surtout ku te def loolu ñu naan bilan ndax dese na ko ñaari jongante ci kattanu yàlla ñu teewlu Aliou Cissé kaddu yi ki ko taataan di sunuy ndaw Mamadou Ndiaye Mor Xarma ak Ahmed Niang. amoon nañ tuuti jafe-jafe balaa ñu doon dugal waaye li gën a am solo mooy dugal nañu ndaxte bu ñu xam xoolee bu baax équipe beneen bi dafa nekk équipe bi nga xam dafa desoon bu baax ci ginnaaw nekk équipe bu xamante ne bàyyiwuñu dara dañ doon joué ak seen doole waaye boo seetloo Cameroun gañewu ko Ghana gañewu ko Maroc gañewu ko donc loolooy won ni beneen mi dafa ñëwoon ak ay argument yu am solo ci Coupe d'Afrique des Nations bi waaye ñun li ci gënoon am solo mooy but bi nga xam ne moom lañ doon xaar te finalement ñëw na te loolu kontaan nañ ci lool waaye
équipe bi nga xamante ni moom lañ doon daje équipe bu organisé wu ne en plus dafa taxaw am mental bu baax et puis boo leen gisee ñoom tànk bal bi jàllul ci biir camp yi rek da nga gisee dañuy joxe ñafe bu baax a baax en tout cas ñun mentalité bi ñu am baax na ñuy continuer di dem ndànk-ndànk rek comme ni ñu koy tàmm di defee ci. c'est une bonne mentalité. ginnaaw Aliou Cissé itam sunu gaynde yi yëkkati nañu ay kàddu ku ci mel ne Cheikhou Kouyaté ak Pape Alioune Ndiaye la ñu gis rek mooy la leen ca génne mooy fulla dëgg ak itam bëgg dem bu nu fàttali ko réewum Sénégal demi-finale ma nga ca gëj ci Coupe d'Afrique des Nations atum 2006 la woon ñu teewlu seen i kàddu ak sunuy ndaw ba tey. waaw match bi yombul woon waaye xamoon nañ ban genre match la ñuy joué tey je pense que tey voilà équipe bi wane na jàmbarte bu baax. xawoon na métti mais bi ñu mi-temps dañu gën a wax ne nañu def nank rek parce que ni ñu doon joué baax na mais il fallait que ñu gën a gaaw tuuti pour jéem leen déstabiliser je pense que loolu lañ def en deuxième mi-temps ba am but bi donc kontaan nañ trop. oh xanaa kontaan rek di bekk gars yi xam naa bëggoo leen ñibbi ñun tamit bëgguñu ñibbi kon nañ ko fete ñu jël coupe bi dem Sénégal rek fete ko. aywa bu weesoo Sadio Mané itam Idrissa Gana Gueye yëkkati na ay kàddu ndax moom la ñu tabb démb muy joueur bi gën a xarañ ci matchu démb bi maanaam quart de finale yi moom Idrissa Gana Gueye itam ngeen baal ma moo dugal bi tax Sénégal jël ndam li ñu teewlu ko Mamadou Ndiaye moo xaar Mamet Niang. ay at yu yàgg ngi nii Sénégal demul demi-finale donc ñun sunu génération bi def nañ ko lu gën a am solo mu nekkoon match bi jafe woon na trop waaye mais ñun dañu doon xaar dal ànd ak patience loolu waral bi mu jotee dafa ñëw waaye leneen liñ ci mën a jàpp rek moo di ñun kontaan nañu trop gis nañ ni équipe bi ñu dajaloon am nañu taxawaay damay féliciter ñi nga xam ne samay nattaango lañu te gën a jàpp gën a liggéey. aywa jaajëfal bu baax sunu gaynde yi te itam di leen ñaanal ñu andi ndam li ci réew mi yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yéen kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Aliou Cissé ak gayndeem romb nañu are xaar mbay mu di kaar mboolem yéen kaay ñu xëyandool ñoom ñëpp a xëy ci xibaar bi ubbi l'Observateur Coupe d'Afrique bay am ci Égypte équipe nationale bu football bu Sénégal ñoo nga ci demi-finale ya journal bi nañu démb la ñu qualifié beneen la ñu dóor ci quart de finale yi benn bal ci dara jàll ci demi-finale yi Idrissa Gana Gueye moo dugal bitub Sénégal bi Soleil national ni ñu ci xëtamu njëkk Sénégal dem na demi-finale Aliou Cissé mi entraîneur bi di ñu wax ci journal bi ne jéego yi ñuy teg ngir yegg ci finale bi duñu ci sàggane dara lépp la ñuy bàyyi xel Sud Quotidien xëy bind ne gaynde yi ñoo nga ca carré d'as ba source a moom it xëy ñu ko waxee ci weneen wàll mu di gaynde yi ginnaaw bi ñu rayee écurie yu benn yi sànni leen ca kaar ba léegi ñoo nga ca demi ya journal bi boole ko ki kàdduy Sadio Mané yi muy waxee naan la ma waxoon rek lay féddali suñu mission fii ci Égypte moo di gagné coupe bi jël ko yóbbul ko askanu Sénégal Les Échos nañu léegi askanu Sénégal jox nañu leen bopp ñoom gaynde yi fexe nañu ba seen public bi leen weddi woon ñoo ngi leen di tàmbalee gëm ndànk-ndànk li koy firndeel journal bi nañu moo di dégg nañu ne président Macky Sall nee na bu gaynde Sénégal yi yeggee final dina dem Égypte seetaani ji final bi quart de finale lu démb bi jàngat bi ci journal bi amee moo di lu baaxoon ca max ba rek tànkub Sadio Mané nga ca waaye kenn du Idrissa Gana Gueye moo toj max ba rajax Diao Baldé Keita moom mënoon naa ñàkk ci max bi ne feeñul fenn dugg na ba génn defu fa lu kenn xam la si ne kay nañu gaynde Sénégal yi ca kan ba ñoo ngi révélo askanu Sénégal enquête nañu fi ñu toll nii kay ak li gaynde yi wane ku mu neex gént ne ginnaaw bi ñu footballee benn lu rëy gañe ko ci ndam lu amul benn werante qualifié ci demi-finale yi ñaari ndam rek moo dese Sénégal ngir mu gagné coupe d'Afrique bu njëkk Michel Dussier di entraîneur équipe nationale bu Bénin di ñu wax ci xët mu njëkk enquête ne vitesse bi équipe bu Sénégal bi doon dawe moom la samay football kat àttanul woon entraîneur bu Sénégal di Aliou Cissé ci Vox Populi mi ngi fay xamle ne ci juróomi at yi ma nekk gum ci bopp équipe nationale bu Sénégal liggéey rek moo fiy farata ne Sénégal toog na fukki at ak juróom-ñaar yu mu demul coupe du monde def nañu ko Sénégal toog na fukki at ak ñett yu mu suyewul demi-finale coupe d'Afrique yàlla def na tey ji ñoo nga ca Le Quotidien nañu ren ji Idrissa Gana Gueye moo ñu teree wàcc croisement quart de finale Gana moo ñu tàqale gaafu quart de finale benn bit ba am ca max ba moo ko fa dugal moom it la ñu def homme du max ba jeexee record yéene kay nañu Sénégal ma nga ca carré d'as ba léegi nag dafay toog xaar ci diggante Madagascar ak Tunisie ku ca gagné kookee lay dajel ci demi-finale yi démb bi Sénégal di quart de finale lu ca Caire source a nee nañu booba fekk na Alioune Pétrole Sall moom ma ngay football ca DIC mu di division investigation criminelle mbirum Petro-Tim moo ko fa yóbbu woon l'observateur xëy di ñu wax la mu wax ca DIC moom Aliou Sall Rémi
Quotidien nañu waaye démb ba mu génnee ca division investigation criminelle journaliste yi taxaw di ko góolu waxu leen fa lenn lu weesu awma lu may wax li ma waroon wax yépp wax naa ko waa police ci la tribune mu ne ñu fa scoop yépp jox naa ko police direct info nañu lii day guléet la ci réew mi ne 1960 gi Sénégal indépendance ba suñu jonne yàllay tey ñoo ngi soog a gis ci réew mi président de la république bu ñuy convoqué rakam ca police ak di ko yóbbu ci yoon lii dafay dundal démocratie dafay dooleel démocratie cim réew firnde lay ne ci lem ci Sall ne woon koy def na nga def loo xam ndax man du ma protéger kenn loolee dëgg la ci moom direct info dem ca bay dànkaafu it ñi nekk ci réew mi te amee fi ay poste de responsabilité ci neen dekkam président rakkam lay bàyyi ñu di ko jaabaajange ci yoon rawatina keneen les économies coow li ci mbirum Petro-Tim dafay bëgg a soppali ko doon coowal famille ci seen biir ñoom wàccal leen ñun nañu ànd dem xooli xët mu njëkku La Tribune ca quartier rue 10 ga ca Mbay Fall journal bi nee nañu benn xale bu am fukkeet ak juróom moo fa tër magam ju góor ne ko deqet rendi Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen tamit ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futurs Médias dig leen daje ngoon ci kattanu yàlla desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias ñu yendu jàmm